coronavirus fii ci sunu biir réew démb ñu ngi toll woon ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent waaye nag li ci bees mooy genn góor gu toll ci juróom-ñeent fukki at ak ñeent ñàkk bakkanam ca Thiès waaye nag këram la ko defee ginnaaw gi nag lañ ko testé xam ne kon amee woon na feebaru Covid 19 résultat yi démb ci àllarba ji la génn ministère de la santé et de l'action sociale tam dëggal ko ci ab communiqué kon nag muy fukkeelu nit ak ñeent bu ci ñàkk ñett kon fukkeelu nit ak ñett bu ci ñàkk bakkanam fukkeelu nit bekk ñaareel bi yéen ngi fàttaliku ne fanweeri at ak juróom ñaar la amoon muy ab ndaw boo xam ne rëbës gi la dëkk te dégg ngeen wala gis ngeen liñ ci wax yëpp déjà que xëy na ba fii amuñu woon ku benn jeune boo xam ne ñàkk na bakkanam ci feebaru Covid 19 bi ndax li ci ëpp juróom fukki at la jëm kaw mu wàcc nag démb ba fanweeri at ak juróom-ñaar waaye nag liñ ci dolli amaana moom moo di ne rek xëy na amoon na yeneen feebar yoo xam ne dolli ko ci ak li nga xam ne mooy coronavirus bi xëy na yàlla def nag mu ñàkk bakkanam leneen tam lu ñu mën a jàpp moom moo di xëy na cas communautaire yi démb ci téeméer ak ñeent yi ñu am ñeent yëpp ay cas communautaire lañu téeméer di ay cas contact démb tam la ñu njëkk ci diiru benn fan Sénégal weesu wala boo ko romb téeméeri cas li ñu doon am ci ay lim xëy na bëri woon na bëriwul waaye mosul woon yegg téeméer ci benn fan waaye démb moom romb nañu sax téeméer am téeméeri cas ak ñeent muy mbir moo xam ne nag xëy na li koy mën a expliquer bokk na ci ñi nga xam ne dañoo jege ñu ko amee ñu war leen a ber di leen saytu ba fukki fan ak ñeent gën kaa néew ñu xool ndax amee nañu feebar bi am déet xëy na looloo tax nag ñooñu nag fi mu nekk nii mën nañoo wax ne takku nañu ndax xayma bi ci mujjee woon mi ngi tolloon ci diggante ñetti junni jëm ñeenti junni te xam naa amaana romb na foofu ndax cas contact yi di bëri ña nga xam ne ñoom la ñu mujjee jegeel wala ñi ñu ràññee ne daal jot nañu saafonteeg ñoom amlanteeg ñoom également dañ leen di yóbbu Berlin kon lim boobu lu muy gën a bëri ñi nga xam ne la ñuy testé par jour ñu gën a bëri ndax déjà démb li ñu testé ci ay nit ëpp na junni kon nag li ñuy testé ci ay nit lu muy gën a bëri résultat positif itam ñu njortu ko muy gën a bëri looloo waral xëy na démb mu toll ci téeméer ak ñeent xëy na nag yëf yi kañ lay mën a wàcc yàlla rek a xam nañu ñaan ñun ñëpp gën a bàyyi xel tam ci li nga xam ne digal nañ ñu ko ci wàllu moytandiku ci wàllu raxas loxo ci wàllu takk masque ci wàllu wàññi saafonte ci wàllu gàttal tànk ci wàllu confinement maanaam lu dul farata daal bu mu la jaral nga génn ci biti bu ñu demee ci marché yi nga xam ne nag wala ci béréb yi nga xam ne ay nit dañ fay dajaloo comme marché wala feneen ak feneen grande surface yi ku ci nekk booy dem na nga gànnaayoo sa masque ba ngay génn boo demee sa kër tam bu dee masque yi nga xam ne comme yi ñu bëri di yor léegi nga xam ne mën nga ko fóotaat ba mu set nga weer ko ñenn ñi sax nee ñu nga xooj ko ci eau de javel weer ko yooyu yëpp ay pexe la xëy na ngir yàlla tam mën ñoo suturaal ñun ñëpp ci li nga xam ne tey moom moo lëmbee àdduna lii nga xam ne moom moo jaaxal ñu bëri fajkat yi ñu ngi ciy gëstu ñu ci profito di encourager mboolem ñi nga xam ne waa Kër Docteur la ñu mobiliser wu ci ginnaaw malade yi ngir taxawu leen waa Kër Docteur ñi nga xam ne tam am na ñenn ci ay xibaar ñu bëri sax ñoo xam ne jot nañu ci feebar bi ndax ñoom lu ci ëpp boo demee ci poste de santé yi boo demee ci centre de santé yi yor ko te xamoo ko ñoom ngay njëkk a dajel te mën nga leen ko wàll kon loo tax ñu bëri ci ñoom buñ ko jotul it ñu isolé nañ leen mettre leen en quarantaine waaye nag fi Sénégal toll ci wàllu faj defe naa war nañu mën a gën a góorgóorlu ba sunu médecins yi ñoom ñu mucc ci feebar bi ndax wax dëgg yàlla soxla nañ leen ñëpp ñi nga xam ne nag mobilisé na wuñ ci mbir mi ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax encouragé mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawu maladie di taxawu tam ñi nga xam ne dañ leen a mettre en quarantaine ndax métti na lool ci ñoom yenn témoignage yi boo koy dégg am na ñu bëri ñoo xam ne sax géej nañu seen kër ñu dem ministère de la santé et de l'action sociale ñëwaat. Sur la situation de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce jeudi 7 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1027 tests réalisés, 59 sont revenus positifs,
soit un taux de positivité de 5,74%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 51 contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Pikine 1, Parcelles Assainies 2, Grand Yoff 1, Mariste 1, Rufisque 1, Yeumbeul 1 et Touba 1. 69 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 13e décès lié au Covid-19. Le mardi 5 mai 2020, il s'agit d'un homme âgé de 94 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie pour le repos de son âme et présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, 1492 cas ont été déclarés positifs, dont 562 guéris, 13 décédés, 1 évacué et donc 916 sous traitement. La prise en charge extra-hospitalière a commencé et concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune autre maladie chronique et ne présentant aucun signe de suspicion de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Assalamu alaikum askan wi. Ci bésu tey bii di alxames juróom-ñaari fan ci mois de mai 2020 jot nañu résultat virologique yi ma leen di bëgg a jottali. Ci junni ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom fukk ak juróom-ñeent di ñu dellu see ànd nañu ak doomu jàngoro ji. ci yooyu juróom fukk ak benn moom lañuy wax contact ni leen ko doon waxee bés bu nekk mooy ñi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu te di leen topp ci bërëbu liggéeykaay yi. juróom-ñett ci ñoom la ñuy wax cas communautaire yooyu nag ci bésu tey bii ñu ngi leen di fekk ci diggante Pikine am na benn, Parcelles Assainies am na ñaar, Grand Yoff am na benn, Mariste am na benn, Rufisque am na benn, Yeumbeul am na benn. ñooñu ñëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru. Touba am na benn. juróom benn fukk ak juróom-ñeent malade yi nga xamante ne saytu nañ leen àndatu nag doomu jàngoro ji wër nañu. juróom benn cas li ñuy wax cas grave ñu ngi tëdd ci l'hôpital principal ak ci l'hôpital Fann ci li ñuy wax service réanimation. ni ngeen ko waxee démb te di ko doolee nakarlu suñ Sénégal gi amaat na beneen nit koo xam ne génn na àddina muy def mu toll léegi ci ñu génn àddina ci fukk ak ñett. ministère de la santé mu ngi koy jaar ak ay mbokkam ak askan wi te ñu naan yàlla xare ko àjjana. ci bésu tey bii ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci cas yi nga xamante ne positif nañu mooy ànd nañu ak doomu jàngoro ji. ci yooyu juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar wër nañu, fukk ak ñett wàññeeku nañu mooy gaañu nañu, benn delloo nañ ko réewam. ñu toll léegi ci ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital ñu leen di faj ci juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn. comme ni leen ko waxee ci gaaw bi ñu génn ba léegi commencé nañ li nga xamante ne door nañu ko mooy ñi feebar am doomu jàngoro ji te seen yaram yëgul ne ñu ngi feebar moom la ñuy wax prise en charge extra hospitalière. ñooñu nag fokk ñu nekk ñi nga xamante ne amaguñu juróom fukki at te ci ñoom bi ñu leen seetee gisuñu si ñoom benn jàngoro boo xamante ne yàgg na. mun na nekk diabète mun na nekk hypertension mun na nekk tension di wàcc mu nekk insuffisance rénale mun na nekk ko am jàngoro yi nga xamante ne moom moo nekk ci deret
yëpp jàngoro daal dinañ ko seet ci ñoom mais ñoom bu ñu toogee dañ naan yëguñu doomu jàngoro ji ne nekk na si ñoom waaye bi ñu leen seetoo am nañ ko loolu nag dañ koy def tamit ci anam yu wóor du ñu nekkati hôpital waaye fi ñu leen di yóbbu day nekk foo xamante ne day mel ni daanaka hôpital personnel waa kër docteur yëpp dinañ fa nekk ñëpp dinañ fa nekk ñëpp ñoo xamante ne dañ jàpp ci faj bi te tamit fi ñu koy defee dañ koy def ba mu mel ni hôpital ni ñuy duggeeg ni ñuy génneeg ni ñuy defee lépp loo xamante ne war na ci ñu ngi ñaan képp koo xam ne bokkul ci li ñu wax nii xamal ne duñ la ko defal mais yaa ngi tëddaat ci laru hôpital yi ni ñu ko waxee woon ministère de la santé action sociale mu ngi dellu di ñaax askan wi di wax ne mbas maa ngi wal na ñëpp def ni ñu ko waxee woon ak tegtal yi lépp loo xamante ne bu ñu ko defee muy geste barrière feebar bi du leen dal mais itam même bu duggee ci dëkk ba ci bëri du wàllaate kenn ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. muy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye Daouda Diba suivral nga xool lu mu ci teg docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. ñëw nañ tey jii ci bërëb ministère de la santé ngir jàllale ay xibaar yu am solo seen secrétaire général bi ñuy wax monsieur Mame Gor Diouf moom moo ko nar a jàllale wasalaam. voilà. Mame Gor Diouf kon moom la ñuy xaar ginnaaw docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi nga xam ne mooy directrice de la santé publique nekk tam présidente bu comité national de gestion des épidémies ci tolluwaayu feebaru Covid 19 tey le temps que Gorgui Diouf di ñëw mën nañoo jàpp ne Sénégal am na juróom fukki nit ak juróom-ñeent yu dooleeku ci lim bi nga xam ne amoon nañ ko ci ñi amee feebaru Covid 19 juróom-ñett yi ay cas communautaire lañu benn ñu gisee ko ca Pikine ñaar ca Parcelles Assainies benn ca Grand Yoff benn ca Maris benn ca Rufisque benn ca Yëmbal muy mboole seen juróom ñaari yoo xam ne gis nañ leen ay cas transmission waa ñu dem déglu Mame Gorgui Diouf. Des enfants, remercier et féliciter Monsieur le ministre de la Santé et tout le personnel de la justice et de la santé. Je viens présenter les premières mesures relatives au dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile que Monsieur le Président de la République a prescrit à Madame le ministre de dérouler sur l'ensemble du territoire national avec le soutien du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Cette directive a été édictée à l'issue du Conseil des ministres du 29 avril 2020. Comme vous le savez, dans le cadre de la riposte nationale face à la pandémie du Covid-19, la prise en charge des enfants en général, ceux en situation de risque plus particulièrement, a été articulée autour du projet de protection d'urgence avec l'objectif 0 enfant dans la rue. Projet mis en œuvre dans le cadre du secrétariat exécutif national de protection de l'enfant. Dans le cadre de ce projet, 3 actes majeurs ont été posés. C'est d'abord l'aménagement et l'équipement de centres d'accueil pour assurer la prise en charge d'urgence des enfants retirés de la rue ou exposés à des risques sanitaires ou sécuritaires. Deuxièmement, le développement d'un plan de communication autour des enjeux de la protection d'urgence des enfants, mais également, troisième élément, la promotion et l'appui au retour volontaire des enfants dans leur famille. Dans cette dynamique, à ce jour, un effectif de 2015 enfants. Internet bi nag moom moo ñuy war ci jamono ji liaison bi daanaka xaw na xajam tuuti waaye ñu jàpp ne rek daal kii di Mame Gor Diouf doon wax ci ni nga xam ne noonu la ñuy taxawoo xale yi
muy protection des enfants en situation difficile rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di gis ci mbedd mi objectif bi nag li mu ci jot a junj moom leer na maanaam li ñuy fexe ci jamono ji ñu toll ci xeex feebaru Covid-19 mbas mi nga xam ne ci la ñu toll mooy benn gone bañ a nekk wax dëgg yàlla ci mbedd yi am na nag ñetti yëf yoo xam ne jot nañ ko ci liggéey aménager ak équiper ay centre d'accueil ay béréb yoo xam ne xale yooyu dinañ leen fa mën a dalal ñaareel bi xëy na ñu mën a communiquer autour de ça wax nit ñi ba mu leer wala tam gën a gindi nit ñi nga xam ne sax ñoom la mbir mi soxal xale yi xëy na sëriñu daara yi ak njaboot yeeg ñoom seen ba ñëpp mën a gindeeku waaye tam fexe ba retour volontaire yi nga xam ne commencé woon nañ ko yooyu tam ñu mën ko di ko continuer jàppale daara yi jàppale xale yi nga xam ne bëgg nañoo dellu ci seen i njaboot loolu yëpp kon xëy na dinañ ci dellu siwaat ñu ñëwaat nag ci kàddu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi joxe li mu tolluwaayu feebaru Covid-19 bi ma fàttali leen ne junni nit ak ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñu testé juróom fukki ak juróom-ñeent yi amee nañu feebar bi ca ci ñooñee ràññee nañ ci juróom-ñett ñoo xam ne ay transmission communautaire la ñu benn ca Pikine ñaar ca Parcelles Assainies benn ca Grand Yoff benn ca Maris benn ca Rufisque benn ca Yëmbal yooyu yëpp nekk ay goxu Ndakaaru kon Ndakaaru am na ci juróom-ñaar transmission communautaire naka tey jii ci bés bi ci des juróom-ñetteel bi moom Touba la feeñe ñi wér ci bésub tey ji ñu déclaré leen ne wér nañu ñu ngi toll ci juróom benn fukk ak juróom-ñeent 69 waaye am na juróom benn cas grave yoo xam ne moom la ñu amoon sax naka démb cas grave yoo xam ne ñu ngi leen di taxaw diggante Fann ak hôpital Fann ak hôpital principal ni ñu ko junjee également benn bakkan rot na ci ndax feebaru coronavirus ab góor gu toll ci juróom-ñeenti fukki at Thiès la ko defee ci talaata ji démb la ñu confirmer résultat yi ndax moom këram la ñàkkee bakkanam waaye nag ginnaaw bi ñu ko testé daal la ñu xam ne amoon na feebaru Covid-19 kon mboole seen ñi nga xam ne Sénégal amee na ko ci ñi amee feebaru Covid-19 ñi nga xam ne feebar bi laal na leen bi mu fi feeñee ba léegi mi ngi toll ci junni nit ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar mbooleem ñu wér toll ci juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñi ñàkk seen bakkan muy fukk nit ak ñett ñi des ci loxoy kër docteur di juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn 916 prise en charge extra hospitalière bi tam commencé na ci ñi nga xam ne xëy na dinañu am feebar bi xamuñu fuñ ko jëlee waaye nag amuñu xëy na benn mandarga bu feeñ wala tam développé wuñu beneen feebar boo xam ne war na leen mën a jaaxal ñooñu la ñuy léegi jéem a seppi di leen ber ci ay béréb yoo xam ne daal moom la ñuy waajal te malade yooyu li ci ëpp dégg ngeen li ci soxna si wax mooy ñi nga xam ne amee nañu feebar bi waaye yegguñu ci juróom fukki at amuñu juróom fukki at daal maanaam lu ko yées kon ci centre yooyu lañ lay yóbbu bu dee amoo benn mandarga wala bokk amoo beneen feebar boo xam ne daal war na mën a indi complication kon nag mu nekkoon li nga xam ne mënoon nañ ko cee wax naka tey ji ci suba si di gërëm Daouda Djiba di dalal nag soxna Alima Ndione ak Cheikh Sarr ci wàllu animation musicale soxna Alima Ndione yaay booy ma lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm di la bàyyi ak suñu bokkoon cër yi man xam naa 11